benn waxtu jot sënkam mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës bokk na si nag tey jii di gaawo di ñaareelu bés bi nga xam ne nag ñu ngi amal lii di set setal ci mbedduk Ndakaaru yi ñu koy amal nag samedi bi wala bokk benn fan gu njëkk ci weer gu jot ci réew mi ci njiitalu président de la République Macky Sall moom mi nga xam ne moo woote boobule set setal ngir ñu rafetal xar kanamu mbedd yi fii ci Ndakaaru ak ci biir réew mi yëpp kon tey ji nag moom njiitu réew mi Macky Sall ma nga ca banlieue bu Ndakaaru. leneen lu ñuy waxtaanee ci jotaayu njolloor si nag di article de la semaine bi ponk bi ñu leen tàmmul tey di doomu jàngoro bi di coronavirus nga xam ne nag ma ngay lëmbee réewu Chine waaye itam daal di teg fitna àdduna wërngal këpp ñu koy waxtaanee laaj ak tontu nar a dox ci diggante El Hadj Malick Cissé ak ki nga xam ne moo di Assane Samb moom nag ma nga faree ci suñu naataangoo ya nekk ca réew mi quotidien ak article bi nga xam ne article bu am solo la mu bind ko ci mbirum coronavirus daa ngeen ko teewlu ci biir jotaay gi ak El Hadj Malick Cissé ponk gu mujj gi daañu ànd ak Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéenekaay yi xëy fësal tey ji yemoo ko gaawoo benn fan ci weeruk février atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. mbokki gannaaw ba ñu leen nuyoo jotaay gi dañu koy dooree ak rapport bi nga xam ne moo ñeel rapport Cour des comptes ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci boobule kuréel xëy janoog tey ji ak taskatu xibaar yi dellusiwaat nañu nag ana li sabab yi xaayu ngir ñu fësal yooyu le rapport xaar ba ay at ñu daal di koy fësal ci atum 2020 bile ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci boobule këruk liggéeyukaay bokk na ci nag ki nga xam ne mooy njiit la di Mamadou Faye dellusiwaat na ne xam ne nag li sabab yéexaay bile moo di ay jafe-jafe yañ doon jànkonteel ci biir Cour des comptes waaye nag jamono ji am nañu ay saafara ma ngay dalal xel yi xam ne nag lu jëm ci mbirum rapport bu atub 2018 ak 2019 kon daañu ko fësal fii lekk weeru octobre atum 2020 bile ñu fàttali ne Cour des comptes moom nag dafay natt liggéey bi nga xam ne moom la yenn ci ay këru liggéeyukaay anam nga ñu koy amalee mu daal di koy fësal jagleel ko njiitu réew mi président de la République Macky Sall. leneen lu ñuy waxtaanee ci jotaay gi di nag bésub set setal bi nga xam ne ñu ngi koy amal tey ji yemoo ko gaawoo benn fan ci weeruk février mu di bés boo xamante ne nag tànn nañ ko di ko amal fan gu njëkk ci weer gu jot ci njiitalu président de la République Macky Sall. ci mbir moomee sax la ñuy desandi ak marché Tilène mi nga xam ne nag kon daal nañoo tëj ay buntam lépp nag ngir mun ko rafetal daal di amal ay liggéey yoo xamante ne nag ñu koy amal ci njiitalu bokk moomeel foofee nag ca Tilène waaye nag itam ci njàppandalu ñi nga xam ne nag ñoo di ay commerçant dañuy dem doxantu ca marché Tilène laaj ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi ak ña koy jëfandikoo gan gis-gis lañ ci am dañ ci ànd ak Mortala Anne. Sénégal zéro déchet cleaning day marché Tilène daal nay sóobu si wooteeb njiitum réew mi. lu ñuy xaar la lu yàgg la et c'est une bonne idée peut-être at heure bi mu ñëw at heure bi aussi ñu ngi wax ne dañuy def ay cleaning day chaque samedi vraiment c'est une bonne chose lenn rek la ñuy def mooy lu mu yéex a ñëw li ndax marché bi gëj nañ ko raxas trop te di dana lieu de rencontre la ak liggéey lieu boo xam ne vraiment nit ñi dañ fiy nekk di fi jaay lu nekk di def lu ne donc suñu ne dañ koy raxas tëj ko 2 jours pour raxas ko c'est bien. délégué de marché bi daal dinay xamle ne bépp commerçant daal dinay yëkk bi lépp ndigal. lu ñuy xaar la lu yàgg la et c'est une bonne idée peut-être at heure bi mu ñëw at heure bi aussi ñu ngi wax ne dañuy def ay cleaning day chaque samedi vraiment c'est une bonne chose lenn rek la ñuy def mooy lu mu yéex a ñëw li ndax marché bi gëj nañ ko raxas trop te di dana lieu de rencontre la ak liggéey lieu boo xam ne vraiment nit ñi dañ fiy nekk di fi jaay lu nekk di def lu ne donc suñu ne dañ koy raxas tëj ko 2 jours pour raxas ko c'est bien. commerçant bi moom nee na li ñu def ñoom somb nañ si bu yàgg. ah noonu de defar naan ba mu baax dinañ la ni dinañ yëpp ah dina war def yëpp daal def nañ ko ba noppi non ñëpp yeeg noonu woote nañ réunion dem ah loolu xaw ma ci dara moom. nun koy condamné nañ ci ñaari fan yi condamné nañ ci. waaw nun koy lu nu xaar kenn lu nu war a def rek du nu xaar maire wax dëgg yàlla maire jàmbaar la bàyyi wuñu ko yëpp daal
lu mu war a def rek dañ koy def. même su dee am na ñu naan yëguñu information bi lii di compte à rebours bi daal nañu koy lancé marché bi daal nañu koy tëj nettoyé ko ci 1er ak 2 février. waxtaan ñu desandi ca marché Tilène bi la yoon la ñuy waxtaanee nag mooy njëgu ñenn ci ay ñam yoo xamante ne dañu koy jëfandikoo ci réew mi ñu nemmeeku si ab yokkute foofee nag dañu fay dem doxantu fa ca marché Tilène laaj ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi ak ñi nga xam ne itam ay client lañu di ay woy jëfandikukat dañ ci ànd ak Ndeye Mariam Gaye. ceeb mi nga xamante ni mënta ñàkk ci toggub Sénégal daanaka jamono yii lu jafe la. nekkul nag ni dafa ñàkk ci dëkk bi waaye njëg yu cher yi nga xam ne nii moo am moo ñu sonal. metti na seer na te dëkk bi demeetul na mu demee woon te gis nga temps yi job bi mooy loolu li nga doon gagné mënatoo ko gagné. li ma doon wax moom wax dëgg yàlla dañ may wax teg ci 1000 francs sax la ñuy wax yokk boo doon joxe 4000 dañ lay wax joxel 5000 ndax li ñu doon jënd marché bi neexatul marché bi li nga doon jënd lépp plus que la wax dëgg yàlla loolu lañ may wax fan yi mais mënaguma yokk parce que dëkk bi mooy loolu. ñun daal ñun maman yi ñun sonn nañu. prix bi cher na trop bu ñu ci mënee dimbali daal mu gën a wàcc dina baax parce que man restaurant laa yor boo yokkee clients yi dootoo leen gis loo ci yokk rek dootoo leen gis waaw. mu nekk situation boo xam ni booli ci kër yi tàmbale nañ koo yëg ak itam gafa kay jaaykat yi yokkute ki nga xam ne nii am na ci ceeb beeg diwlin jeeg meew meeg soble bi mi ngi tàmbalee ci jaaykat yi nga xamante ni ñoo njëkk a yëg yokkute gi. d'après man li ma dégg gerte moo manqué si dëkk bi chinois yi ñëw nañ jënd gerte bi yëpp yóbbu loolu daaw ak taxi yi si port bi tam gars yi dañ koy yokk ceeb mu ngi doon jar en gros ay 18500 yooyu société léegi ay 19500 lay jar quoi loolu moom yokkute bi bëriwul quoi mais diwlin ay 14800 la woon léegi dem na ba 20000 wala 19500 ñu ngi ñëw mais duñu jënd li nga xam ne loolu lañ doon jëndee quoi mais day wàññeeku tuuti. tey jii jaaykat ni ki jëndkat ñu ngi xaar nguur gi ngir mu dimbali leen ba nga xamante ni nii yokkute gii du wéy ndax kat su wéyee jur musiba ci wàllu lekk ak naan. ba tey lu soxal dundinu askan bi lu ñuy waxtaanee nag di wàllum luyaas bi nga xam ne nag jamono ji dafa cher lool ndax la ñuy nemmeeku moo di nag ñi nga xam ne nag ñoo faral di luwe seen i ay dëkkuwaay dañoo yokk itam li nga xam ne moo di koppar yañ doon joxe bu njëkk dañ doon laaj ñetti weer yoo xamante ne ñetti weeru caution la jamono ji nag ñeenti weer la ñuy laaj ñi nga xam ne ñooy luwe yooyu le dëkkuwaay ñenn ñi nag jaaxle la ñu jàpp nag moo di ñii di courtier yi ñoom la ñu joxoñ baaraamu tuuma ñeneen nag yemuñu ca ña ngay naqarlu itam la ñu xam ne ci jenn ci ay dëkkuwaay taamuwuñ ci luwe doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo bàyyeekoo fii ci réew ka Sénégal ñoom sénégalais yooyu sax du ñoom képp nag ñoom ñooy ñaxtu ci wàllum location fii ci réew ka Sénégal Mamadou Gueye Kassé reportage. ñeenti weeru avance yu yenn bailleurs yi di laajte doon na li nga xam ne naqari na ay locataires yu bëri comme ku ci mel ni sëñ bi moom responsable de communication bi ci benn université bu nekk fii ci zone B moom jàpp na ni bailleurs yi defuñu lu dul exploiter ñi nga xam ne rek ñoom ñooy locataires yi. bax ki démb rek maa ngi am benn xarit boo xam ne mu ngi may wutloo kër benn studio ma ko koy seetal ba tombé nag ci benn courtier. nee na ma da ngay fay premier mois bi benn weer bi damay fay avance kër gi deuxième bi caution ñetteel bi mu nekk commission pour moom courtier bi ñeenteel bi mu nekk commission tamit pour bailleur bi donc fu ñu toll nii bailleur yi ci boppam maanaam borom kër yi ci boppam ñoom ñooy laaj ay commission fu mu toll nii dëkk bi doy na waar. moom tamit moo ngi ñaawlu doxalinu yenn ci bailleur yi te nga xam ne dañuy bañ a louer seen kër ñi nga xam ne rek ñooy seen ay mbokk sénégalais. ndaxte da ngay gis ku tabax këram ne man du ma louer sénégalais te pourtant moom ci boppam sénégalais la. ñi tabax kër gi sénégalais la maanaam xëy na daal bitim réew wala fenn benn dëkk daal la liggéeyee xaalisam moo xam fu mu jëlee xaalisam mais tabax sa kër ba pare am ay dëkkandoo ay sénégalais màggee ci sénégalais yaroo sénégalais xam nga sénégalais bu ñuy woote naan ñun ay sénégalais lañ dañoo fier di sénégalais nga pare nga naan yow doo louer sa kër sénégalais loolu jaaduwul c'est pas normal. sëñ bi moom doomu Gabon la moom nag moo ngi fii ci Sénégal depuis ñetti at. location doon na li nga xam ni sonal na ko lool ngir benn néeg rek bailleur bi da koo laaj mu daal di fay ñeenti weer mu doon li nga xam ni da koy naqarlu
Quand moi je suis rentré, on m'a demandé 4 mois. bi ma ñibbisee dañ ma laaj ñeenti weer yi luyaas ngir ma mën a jëlaat sama nekk li ma gis Sénégal ëpp na trop ndax benn nekk rek nga war ci fay juróom-ñett fukki junni loolu jaaduwul. Et nous donne de payer une petite chambre à 80 000 francs. leneen li nga xam ne aussi normalul mooy bailleur yi le 5 rek ñu ñëw taxawu la commencé fëgg sa bunt di la bundu xataal. Pour de son locataire, on n'est même pas encore arrivé au 5. locataires yi ñoo ngi ñaawlu doxalinu yenn ci bailleurs yi te nga xam ni dañuy laajte ñeenti weeru avance ñoom nag jàpp nañ ni doxalin bi ni mel ab mbuxum la ba tax na nag ñuy woo nguur gi mu daal di def kéemtalaay kàttanam ngir bailleurs yi daal di respecter li nga xam ne rek mooy loi sur la baisse du loyer. Mame Abdou Gueye Kassé ngir soxna yi mën a jot ci wàllum suuf rawatina nag gën a ñoŋal seenub liggéey ci wàllum mbay mi loole nag moo di mbébétu kuréel gi nga xam ne mooy taxaw temm ngir xeexal ñu daal di ñoŋal wàllum mbay fi ci réewuk Sénégal moom nag la mu xamle moo di noppi na ngir jàppal tànk yooyu le soxna rawatina nag ñi nga xam ne ñi ngi ci banlieue bu Ndakaaru loole nag waral mairie bi nga xam ne moo di Wakhinane Nimzatt moom itam daal dinay noppi ngir jàppal tànk yooyu le soxna amal nañu ab xew-xew ci teewaayu Mamadou Lamine Fati. kuréel gi nga xam ne moo jóg ngir def promotion bay di tàllal loxo jigéen yi nga xam ne ñoo nekkee ci département di Guédiawaye ngir jàppale leen rawatina ñu mun a jot ci suuf sile. yaakaar naa littoral bi yëpp am nañu tuuti espace boo xam ne suñu waxtaanee ak suñuy maire dinañu ci jàppale sàkkal ñu côté boo xam ne dinañ fa mën a bay. di ci liggéeyaat nag ñun ay transformatrices la waaye ay baykat lañu nag li ñuy bay moom lañu transformé waat voilà micro jardinage yeeg yëpp dañ koy def c'est micro jardinage léegi am na ba ci suuf dañuy def ci suuf di lonk sax ci miir yi loolu yëpp ñun jàng nañ ko lonk say tuyau ci miir yi mën nañ ko soo amul espace da ngay lonk ci miir yi ni comme ñi amul espace dañuy lonk nii ci miir bi nii kon suñu mayee suuf nag dañuy gën a dàqal. kii di président national bu UNAPAD dellusiwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci chaîne de valeur gile te di ñaan rek ñu jàppale jigéen yi ndax ñu mun a jot ci suuf yooyu la. jaay bi moom dafa am problème depuis ca mbay ma ci mbay mi ci technique culturelle bi ci semence bi ci commercialisation ci lépp daf ci am problème jafe-jafe ba ci consommer local bi loolu nag il faut que ñu organiser système bi mooy chaîne de valeur def ko chaîne de valeur bi nga xamante ni depuis mbay ma ba ci transformation bi ba ci consommer local bi bu ñu ko organiser xam kan mooy def lan catégoriser leen. kii mooy def lii kii mooy def lii danañ dem ba fexe ba la ñuy jëfandikoo di ko transformer mu am qualité ba nga xam dinañ mën a am fra mën ko jaay mu nekk ci ay normes yoo xamante ni bu ñu ko defee nit ñi dañ ko mën a jëfandikoo te du am jafe-jafe et puis dañ ko mën a écouler rapidement ça pour ñu écouler ko nag il faut nga catégoriser leen kii mooy def lii kii mooy def organiser chaîne de valeur boobu def leen coopérative d'industrie loolu nag bu ñu ko defee rek kenn ku ne dina gën a gis boppam njaay mi dana mën a gën a gaaw parce que sell na organiser nga leen xam nañ kan mooy def lan boobaa njaay mi dina mën a yomb. ki nga xam ne moo fi taxawal maire Wakhinane Nimzatt di wax na rek dinañ jël bépp matuwaay ngir jàppale jigéen yooyu le ci seeni jëfin. ne ñii en tout cas tey mbégte la ñu am parce que ay jigéen ak ay góor yoo xam ne xam nañu fi ñu jëm ñoo fi daje woon et li ñu bëgg wax nañ ñu ko mën na nekk bu soobee yàlla mboole mu maire en tout cas dina taxaw ci seen wet gunge leen parce que maire boo gis li mu bëgg mooy gox bi mu nekk am naataange boobu nag day jaar ci ay doomu aadama jaar ci ay jigéen jaar ci ay ndaw et loolu mooy suñu wargal et ala kulli alin duñ ko wàcc bu soobee yàlla dinañ leen gunge. lépp lu jëm ci bay ngir suqali jigéen yi nga xam ne ñoo nekkee ci Guédiawaye bëgg nañu def li nu mel te ñoom nee nañu bés bu ñu jàppante seeni loxo li nu mel dinañ ko mën a am. Mamadou Lamine Fati ñu wax ci wàllum kaaraange ak dogu bi nga xam ne nguurug Sénégal dogu na ko ngir daal di wattu askanam wàllum kaaraangeem joorim bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum kaaraange biir réew mi ngi woon ca Sédhiou Aly Ngouille Ndiaye yëkkati fay kàddu yu am solo yooyu lay kàddu nag mu yëkkati ko gannaaw ba ñu doon teg ci toogu gi ki di Pape Demba Diallo moom mi nga xam ne jamono ji moom dañu tànn mu doon gouverneur bu Sédhiou Aly Ngouille Ndiaye nag daal nay addu itam ci lu ñeel wàllum ubbi ab bureau passeport foofee nag ca Sédhiou dañu koy teewlu moom joorin bi ci micro kii di Ousmane Demba. ñu fi ñëw tey ci Sédhiou pour installer gouverneur Pape Demba Diallo nga xam ne président de la République daf ko nommé le 2 janvier 2020 pour mu ñëw fii remplacer le gouverneur Habib Léon Ndiaye bi nga xam ne def na fi juróomi at fii ci Sédhiou jàpp naa ne liggéey yu bari ci kanamam la amee fii ci Sédhiou ndax
ku daan ñëw Sédhiou juróomi at ci ginnaaw ñëw fi tey xam ne ay transformation yu am solo mi ngi am ci wàll wi wax na ko ci discours am li nga xam ne lii président de la république engagé woon na ko bi ñu fi ñëwee 2015 lu bari def nañ ko am na liggéey bu des maire bi wax nañ ko interpellé nañ ci mais bu neexee yàlla dinañ ko continuer pour que ak liggéey yëpp jeex ba yeneen daal di tàmbaliwaat fii ci région bi. maire bi wax na également yéeneem pour ñu am fi bureau passeport. fii wàllu karange effectivement wax nga ko am na fi fan yi ñu génn ay agression ay rey yu doy waar sax d'ailleurs yoo xam ne peut-être tàmmuñ ko di faral di gis fii ci réew mi mais di wax rek que ne président de la république bi mu ñëwee 2012 ba léegi ni dafa am ay dispositions spéciales yoo xam ne jël na ko pour taxaw ci wàllu kaaraange ci réew. ñu wax ci plateforme ñoo lànk ñoo bañ ñoom ñu ngi woon ci mbedd mi démb di amalub doxub ñaxtu la ko sabab nag jamono ji di nag seenub bëgg-bëgg ñu teggi ki nga xam ne teggi ko loxo moom Guy Marius Sagna seenub naataango nga ñu tegoon loxo ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ko novembre atum 2019 leneen tam la ñu daal di becc foofee nag di ñu wàññi li di njëgu courant gi ñoo lànk ñoo bañ nag ñoom seen manifester boobule ki yëkkati ay kàddu di Souleymane Diokou kenn koo xamante ne mi ngi woon ci kaso bi ak Guy Marius Sagna te ñu daal di koy may ab bàyyib ndëgëndiku ak keneen di Babacar Diop professeur ñoom dañu leen di teewlu ci micro Boubacar Dia. bokkoon ci ñu jàppoon keroog mooy palais ànd ak Guy Marius Sagna ñu jot ñu bàyyi le 20 décembre ba léegi Guy Marius Sagna kenn bàyyi ko. loolu ñu koy ñaawlu tey ñu ñëw tey di défendre vraiment cause boobu noonu di rafetlu teewaay bi gis que sénégalais dañoo répondre waaw parce que Guy moom waruñu gën a gore Guy bu mu demee moom dafa dem pour xeex intérêt général du intérêt boppam la demoon xeex intérêt général la doon xeex moo gisee sénégalais yi génn vraiment di répondre appel bi ni xanaa mbégte rek laa ci am ci fierté. bés bi dafa daje ak 31 janvier. 31 janvier dafa am lu am solo ci réew mi ndax ay ndaw yoo xam ne dañ daan xeex di def lii ñuy def dañ ko def ba ñàkk ci seen bakkan doon défendre mouvement élève doon défendre mouvement étudiant étudiants yi tuddee leen ay martyrs du mouvement étudiant ñu mel ni Balla Gaye gaañu ci ñu mel ni Fallou Sène gaañu ci ñu mel ni Bassirou Faye gaañu ci Omar Blondin Diop Idrissa Sagna ak ñeneen tey jii muy 31 janvier ak Mamadou Diop yooyu martyr dañ leen war a fàttaliku te ji ñaan étudiants yi li nga xam ni maa ngi koy ñaan bis bu ne ñu defal benn mémorial muy mémorial des martyrs du mouvement étudiant mu nekk mémorial boo xamante ni ancien leader du mouvement étudiant yi nga xamante ni dañu ñàkk seen bakkan ci xeexu mouvement étudiant ñu bind ci seen tur ndax suñ ko deful am na martyr yoo xamante ni commencé nañ leen a fàtte et tous les martyrs sont d'égale dignité. ñu jàll ci wàllum aada ak cosaan ak film bi di Atlantique bu réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop boobule film nag ñu daal di koy nominé ci César waral nag ki nga xam ne producteur la di Omar Sall moom nag dellusiwaat na ci solos film bi di Atlantique ak nag li nga xam ne nag mu ngi koy def jamono ji ci wàllum aada ak cosaan ci àdduna wërngal këpp Omar Sall dañu koy teewlu ci micro Mortala Anne. nekk encore suñu mbégte ndax dafa nekk loo xam ne suñu liggéey la ndax liggéey la boo xam ne jamono yi weesu gis ngeen ku mel ne Obama dugaloon na si làmmiñam tey dem na wane ni film bi fu nekk si àdduna bi mën na fa dem ñoo ngi jógee si Oscar yi tey ñu ngi gagné woon Grand Prix Cannes tey ñu demaat César yi ñi tudd ko ñetti yoon ñetti pàcc mooy boole nañ ko si ñi war a xëccoo meilleur film boole nañ ko si ñi war a xëccoo meilleure musique boole nañ ko ñi war a xëccoo meilleure actrice ñuy félicité Mama Sané bi nga xam ni moo dëkk Thiaroye di wane ni sénégalais bu nekk am na talent te suñu talent moo ñuy mën a permettre aussi adduna bi mën ñu xàmme mën ñu ràññee donc loolu mbégte la si ñun mbégte la si cinéma Sénégal mbégte la si autorités yi nga xam ne ñoo jàppale woon film bi kon ñun duñu continuer di kontaan di wane ni culture daal mi ngi bay pàccam mi ngi bay waaram loolu mooy li nga xam ni mooy suñu mbégte.
waxtaanee ba tey wàllum cinéma ak Cinecap mi nga xam ne mbébétam moo di daal di gën a ñoŋal wàllum cinéma ci dendoo Afrique loole nag waral mu daal di lëkkaloo ak ay producteurs yoo xamante ne ñu ngi bàyyeekoo ca réewuk États-Unis lépp nag ngir jëflante bi daal di gën a mën a rafet waaye itam ñu daal di wecconte xalaat Cinecap ay producteurs yoo xamante ne ñu ngi bàyyeekoo ci dendoo Afrique ak ña nga xam ne ña nga ca États-Unis ja jot nañoo amalub lël boo xamante ne ci la lépp daal di tënku Cheikh Hassana Fall. roy ci lu ñuy def ci bitim réew ngir mën a jëm ca kanam loolee mooy li sabab formation bi li xam ne waa Cinecap dañ ko organiser ab formation boo xam ne daa faral di dalal ay nit ñoo xam ne dañuy jóge fu nekk ci àdduna bi ngir ñëw wéccoo ak ñi fi nekk loolee xam ne liñ ciy wut ñi ko organiser xam nañ ko bu baax a baax. formation bi dafa nekk cadre boo xam ne dafa maye. ñu mën a recevoir personnalité cinéma wu àdduna bi yëpp fii Cinecap tey dañuy ñëw di wax ni da ngeen war a continuer gëm li ngeen gëm gëm li ngeen gëm mooy lépp loo xam ne da ngeen ko song ngeen dem si ba jeex ak moyens yi nga xam ne am ngeen ko ngeen continuer doxe moyens yooyu ba balaa ngeen di egg muy maanaam cinéma dafa nekk métier boo xam ne dafa soxloo moyens yu bëri waaye terewul boo amulee moyens mën nga am moyens yu yem yoo xam ne dina la permettre nga eggale sa ngëm-ngëm. ñu jugee ci États-Unis ñëw wéccew seen xam-xam ñaari producteurs yi la ñoom ba ñu génnee ci formation bi leen mbégte rek la ñu àndal la te ñoom sax li ñu gis moo di ne yaakaar mën naa am ci producteurs yi nekk file ci Cinecap. We were very happy, very happy. Contentement képp laa am ci ñëw daje gi ma ñëw daje ak ñi nekk fii ci biir Cinecap ndax ba mu fi ñëwee gis naa fi ay ndaw yoo xam ne daal am nañu xarañ def ko bëree bëri ñii moom gëm naa ne ku leen jàppale fii ak ay at yu néew rek mën nga leen gis ci kaw a kaw ci mbiru cinéma bi ñuy def. Individuals. ay producteurs yoo xam ne sax ñoom yaakaar ak dal xel la ñu àndal ndax ñoom fi mu toll nii lenn la ñuy wut mooy xool nu ñuy def ba romb Atlantique bu Mati Diop wala sax Félicité bu Alain Gomis. ñaareelu pàcc jotaay gi biti réew lañu koy dooree rawatina ci république démocratique bu Congo lu toll nag ci fanweer ak juróom-benn doomi aadama la ñu fa daal di faat ci cong boo xamante ne mi ngi xewee ca penkuk réew ma ñeneen am ay gaañu gaañu yu metti li ni mel nag bàyyeekoo ci cong boo xamante ne ay way fipp yu nekk ca Beni ñoom ñoo ko amal ñu fàttali ne ci weeru ko novembre bi ñu génn lu toll itam ci téeméeri doomi aadama jot nañoo ñàkk seen bakken ci ay cong ci at mile nag ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom doomi aadama ñoom itam daal dinañ leen faat ca Beni gannaaw nag fipp bi nga xamante ne l'armée ba daal dina koy fipp ci kaw ay way fipp yoo xamante ne ñu ngi bokk ci ADF loole nag mi ngi xew ci fanweeri fan ci weeru ko octobre atum 2019. ñu dem ca Congo Brazzaville la ñu fay waxtaanee nag di kujjeek politique bi ñoom ñi nga xam ne nag jamono ji ña ngay am yaakaar ne dañu amal ab waxtaan ngir rek xool nees def nag ba lii di jongante politique ñeel élection présidentielle ñu jaarale ko ci yoon waaye itam li nga xam ne nag moo di constitution bi ñu daal di jël dogal boo xamante ne daal dinay méngoo ak moom ba nag lii di jongante politique bi ñu amal ko ci ayu bés yu njëkk wala boog weer yu njëkk ci atum 2021 ngir rek daal di tabb njiitu réew bu yees foofee nag ca Congo Brazzaville ku jekk politique bi ñoom nag ña ngay xam ne jamono ji nag noppi nañu daal di amal ab waxtaan ak nguur ga ngir rek ñu xool nees def nag ba doxal li nga xam ne moo di charte réew ma daal di koy méngaleek jamono waaye itam méngale ko bëgg-bëgg askan wa ak ñi nga xam ne ñoo fare ca politique bi langue bi foofee ca Congo Brazzaville. coronavirus doomu jàngoro bi nga xam ne moo lëmbee réewu Chine teg fitna itam àdduna wërngal këpp ay doomi aadama yu bëri ñàkk seen bakken foofee nag ca réewu Chine fa mu feeñee moom doomu jàngoro bi waral nag ñu daal di cee amal ab taxaw seetlu tey ji nag ci biir article de la semaine kiñ ci dalal nag di Assane Samb moom nag mi ngi fare ci réew mi quotidien ak nag gëstu bi am solo bi nga xam ne daal di koy def ci
coronavirus daal di nag addu ci boobule doomu jàngoro waaye itam taxawaay gi nga xam ne am na ko jamono ji ci àdduna bi daal di koy méngale itam lu jëm ci wàllum terrorisme bi nga xam ne itam daal dinay lëmbee àdduna bi waxtaan nga mu sekk ak El Hadj Malick Cissé dañ ciy dellu si waat. nelawatuñu ba yandoor ndax coronavirus yamul foofu ñëpp la tiital. dama si def jàngat boo xam ne dama gis virus bi nga xamante ni mooy doomu jàngoro boobu dugg ci chinois yi bu bees ñu koy wax coronavirus dugg ci chinois yi di ci commencé di faat ñu bëri te mu tëral ñu ay junni nit ba pare commencé di faat ñu bëri ma defaat jàngat xool li xew Mali muy lu triste. état boo xam ne mënoo protéger sax say soldats parce que terroristes yi bi ñu frappé sorti population civile c'est vrai que dogon yi ak ñooñu pël yi amoon nañ fa ay problème mais terroristes yi dañuy dem attaquer camp militaire ci camp gendarmerie fi nga xamante ni mooy état bi moo représenté état bi ma ni mais non donc état amatul pourtant Mali Barkhane nga fa MINUSMA mu nga fa FAMA yi ñu nga fa les forces armées maliennes mais mënuñu si lenn ça veut dire que y a un problème c'est-à-dire que problème bu amee virus noonu muy attaquer corps social corps yaramu nit ki noonu la terroriste bi attaquer le corps social maanaam ci société bi terroriste bi moom dafa bëgg yàq société bi comme virus bi ni mu bëgg a yàq yaram bi kon défi yooyu buñ ko amee ñun monde bi dañu war a am des solutions yoo xam ne monde bi moo koy xalaat. directeur de publication bu quotidien Rewmi ni amul demal ma ñëw solidarité ci plan international dafa jot. dama gis ku nekk dañ la bàyyee sa bopp dañ la bàyyee chinois yi par exemple. pour ñu diagnostiquer le virus pour xam lan la parce que virus mënoo ko xeex tant que xamoo lan la il faut nga def le diagnostic le travail de diagnostic pour xam dëgg-dëgg lu xew après wutal ko benn vaccin et cetera wutal ko benn kii mën ko rey et cetera mën a vacciner nit ñi mais jusqu'à présent autorités chinoises yi reconnaître nañ ñoom avancé wuñu ci dara gis nañ ni chinois yi dañu mel ni ku wét ci loolu parce que dañ leen bàyyi parce que ñoom seen affaire la quoi alors que du seen affaire parce que attaqué na ay britannique attaqué na yeneen nationalité parce que ñeneen ñu ngi dund en Chine et cetera damay gis ma terroriste yi au Mali aussi gars yi bu ñu nee ñu ngi Mali mais nuñ fa nekkee dafa mel dañuy attaaya ak yooyu ci waxin quoi parce que quelques groupes ay moto day def bruit quand même satellites yi mais pourquoi repérer wuñu avec le renseignement avec les satellites pourquoi mënuñu xam ne djihadistes ñu ngi jëm telle place ñu engager les hélicoptères et les armées ñu indi en renfort mais y a un problème. àdduna wërngal képp nekk ci alerte maximale lu koy firndeel mooy disposition yu am solo yu ñu jël ci aéroport yi te li ni mel dafay fàttali taxawaay bi état yi jël ngir xeex terrorisme. solidarité internationale il faut mu am dëgg-dëgg parce que gars yi defuñu solidarité il faut mu am ci réew yi nga xamante ne ñoo faible ak réew yi am ay moyens ñu xam ne ñoo bokk seen monde te lu laal kii laal kële kenn du ci mucc comme kenn du ci mucc nag nañu ànd xeex bi di jàng di ko ànd dès le départ wut ay stratégie commune ànd def seen i moyens techniques ak matériel ak humain di xeex défi yu mel noonu aussi bien virus que terroriste. lu xew ca Chine ak coronavirus dafay indiwaat lu ñuy wax droit d'ingérence humanitaire. le droit humanitaire concept la bu am solo parce que bi ñu ko inventé ñu bari dañu non da ngay dugg ci sama réew quoi da nga may décider sama place or boo xoolee yenn pays boo leen bàyyi woon ak seen i dirigeants kese kon musiba am parce que dirigeants yi dañuy mujj di xeex peuple ba moo tax ñu andi woon le droit humanitaire pour au moins man di dimbali nit ñi xiif en temps de guerre civile wala yooyu ñuy dimbali nit ñi léegi àgg nañ moment boo xam ne dañu am ay dangers yoo xam ne monde bi lay boo moytuwul day faat ñu dul jeex ci àdduna bi muy terroristes yi ak virus yi mais loolu dafa laaj réaction droit humanitaire bi ñu xoolaat ko au niveau des Nations Unies tëggaat ko ba nga xamante ni état yi dinañ jël seen souveraineté bu loolu amee jël seen souveraineté teg ko fële waxuñu tout le temps bu virus amee wala terrorisme amee ñu jël seen souveraineté teg ko fële ñu jël ay solutions consensuelles globales planétaires pour xeex lu nga xamante ni mooy virus boobu wala terrorisme boobu wala mal boobu. danger planétaire lañu mën a jàng ci virus yi ak terroristes yi Assane Samb ni solidarité foog mu am loolu rek mooy tax ñu xeex coronavirus.
gannaaw article de la semaine ñu yegsi ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si Cheikh Sall lañ ci àndal ci li yéene kay xëy fasal tey. mbokk yi daleen ak jàmm Cour des comptes souligne na ay mbootu doxalin fii si réewum Sénégal donte mbooti daaw jéeg la daawaati jéeg ak daawaatiwaati jéeg ndax rapport public 2015 2016 ak 2017 la amal ñi ki démb nag lañ ko jébbal ki nga xam ne moo di njiitu réew mi bu ñu sukkandikoo si yéeni kaay bi di L'As Quotidien si yooyu leen mboot nag l'Observateur des si ba léegi naan Cour des comptes kay publication boobu les rapport nga xam ne amal na ko daanaka ay scandale kese la feese ay njombe yoo xamante ni bii gis nañ ci ay kuréel yu bëree bëri yéeni kaay bi di Libération naan moom kay au voleur maanaam ay sàcc la ñu jàpp ñoo xamante ni bii dañ leen jàpp loxo ci poos ñu ngi siy tudd kuréel gu mel ni Fesman Ageroute CICES Abda ak Plan Orsec ñu del siwaat si yéeni kaay bi di L'Observateur fësal photo ku mel ni Sindiély Wade Alioune Sall Cheikh Kanté ak Aly Ngouille Ndiaye di ay photo yoo xamante ni bii jom jàpp nañu ne bi la rapport épingle na leen moom kay lu jëm si boobu le rapport yéeni kaay bi di Le Quotidien ba léegi mu ngi ci xëy naan cour bi kay daanaka ay comptam loon def ni ki démb CICES ak foire bu ànd ak ay faux diplôme SNCS Sogem ak SONES ñoom it dafay mel ni dañ doon ronqat si gafakay nguur gi si mbirum Tour des Mamelles moom cour bi dafay mel ni corrigé na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di waa CDC jamono joojee Walf Quotidien moom li ko soxal moo di yokkuteeg dund gi nga xamante ni bii jamono ji mu ngi jàllaañoo si marché bi ak jëfandikukaay yi nga xam ne moom la askan wi war a jëfandikoo moo xam mu jëm si ceeb diwlin meew daanaka lépp a yokk si marché bi te loolu nag yéeni kaay bi gis na ne scandale la ginnaaw bi nga xamante ni bii yokk nañu carburant bi courant bi diwlin jeeg ceeb bi ñoom ñëpp ñu ngay yokk jëm a kaw li yokk nag dëgg moo di askan wi nga xam ne ñoo génn ci mbedd mi ginnaaw bi nga xamante ni bii waa ñoo lànk woote nañu ab manifestation ak ab mobilisation boo xam ne amal nañ ko ci àjjuma ji ni ki démb enquête yéeni kaay xëye jàpp ne révolte dëgg nag moo am ginnaaw bi nga xamante ni bii waa ñoo lànk ñoom ñu ngay wéy di lànk ci yokkute courant bi waaye tamit di sàkku ñu génn seen naataango bi nga xam ni moo di Guy Marius Sagna mbooloo mu takk moomu nag xëy yëm yéeni kaay bi nga xam ne moo di Vox Populi lan mooy tax nag waa ñoo lànk seen mobilisation bi saa su nekk muy gën a takku mbooloo mi gën a bëri yooyu la laaj nag Alioune Sall di si tontu si biir yéene kaay bi naan askan wi ñooy wuy si woote bi ndaxte ñoom si boppam lii ñuy woote ñoom ñoo ko njëkk a yëg jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund moo tax ñoom ñëpp nag ñu daal di génn muy mel ni nag yéene kaay bi naan ñii di manifestant yi dañ doon joxuñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moo di préfet bi ak police jàpp na ñoom dañoo bëggoon a saboter boobu les manifestations la turbine ba léegi des ci manifestation ñoo lànk bi naan ñoom ñëpp nag daanaka mbooloo mu takkoo takku ñoo leen wuy si ñoo lànk wéy di beñ loolee la yéene kaay bi fësal ci xëtamu njëkkam ginnaaw mobilisation bi nga xam ne gis na ni takku na lool moom kay day mel ni ab taw doomi aadama duñ sukkandikoo séeni kaay bi source a ginnaaw bi nga xam te ni bii askan wi bëri woon nañ lool si diwaanu Ndakaaru wàcc si mbedd bi ñoom ñëpp ànd ak collectif bi nga xam ne ñoo di ñoo lànk ngir xeex yokkutem courant bi waaye tamit sàkku ñu génne Guy Marius Sagna si kaso bi njàng meeg njàngale mi day mel ni ak dal mu ngi ciy bëgg am buñ sukkandikoo si ki nga xam ne moo di Sewru Seen moom nag ginnaaw bi nga xamante ni bii ñoom syndicat yi dañoo nañoo nguur gi ni ki démb nag dafay mel ni ab gindeeku mu ngi nar a dox seen diggante buñ sukkandikoo Sewru Seen si yenn kaay bi di source a dafay mel ni nag nee na am na ab xibaar bu neex boo xam ne war na koo yeggee base bi maanaam ñi nga xamante ni bii ñoom lañ teewaloon si boobu leen daje jeexal ak wàllum tàggat yaram ak mbirum doomi France Sénégal ak Guinée yi weesu turu Bouna Sarr moom mi nga xamante ni bii jamono ji nag ñu ngi doon àddu jëmale si mbiram ndax ak bokkam si équipe nationale bu Sénégal mën naa nekk waaye buñ sukkandikoo si record yéeni kaay nag dafay mel ni boobu leen bëbët moom mujj naa tàbbi sa sën ba ndaxte yéeni kaay bi nee na Aliou Cissé si boppam classé na boobu lee dossier Bouna Sarr du nekk gaynde Moustapha Gueye mi fi nekkoon Tigre de Fass jamono ji mu nekk directeur technique bu écurie boobee moom la ñu fekk si yéeni kaay bi di l'Observateur ginnaaw bi nga xam te ni bii mu ngi àdduna nag si lu jëm si combat bi war a dox diggante Modou Lo ak Ama Baldé moom jàpp na ne ki nga xam ne moo di Willy Nicolas di doom si Luc Nicolas moom du am kàttanuk mën a organiser bii la combat waaye moom mu ngay àddu nag jëmale si coow li nga xam te ni bii moo dox diggante écurie Fass ak ki nga xam ne moo di Papa Sow ñee na seen i buntu tëjaluñ ko Papa Sow jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yendu ak jàmm. cant ak ngërëm ñenn la Cheikh Sall mbokk yi rafetlu seen ànd ak suñuy programme ci ITV jotaayu njolloor si kon fii la ñu koy yëkkatee xibaar yi di woyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.